bismillah gaay yi dañoo bëgg a yàq Ousmane Sonko de Le Soleil yéene kaay ne en tout cas lalli malaanu kiiraange ma day immunité parlementaire ba bu Ousmane Sonko waaw jàpp leen ne mbir ma day gaay yi door na procédure ba kay enclenché nañ ko laa la wax te nag gis nga bu ca bureau assemblée nationale boobee bindee gën a ndaw gën a gàtt juróom-ñetti fan lay am allahu akbar enquête yéene kaay ne jàmmaarloo yoo xam ni kon déemu ñoo am ca diggante takk der ya day ak ñooñu Ousmane Sonko yo mbedd ma tàng na lool dama ne la mbir ma tàng na lool yàqu-yàqu yi tamit bari nañu lool dama ne la police ca boppam moo bëggoon a tasaare kon njabootu Ousmane Sonko ga ñëwoon cité kër góor gi waaw lu njëkk police yi njàg de dama ne la ñoo déclenché guérilla ba laa la wax urbaine ba waaw yéene kaa gi ne procureur day jàppaleen ne nag dana wax waaw tribune yéene kaay day la mu wax mooy dama ne la bisu démb ba mitti na tàng na lool ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko ak takk der ya waaye nag jàppaleen nañu ànd ak Ousmane Sonko day démb nag ñoom moom mbedd mi diggante Ndakaaru Njaay jël Joob ak Paris Sonko nge waaw dama ne la ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko day ay militant ak ay soppeem de ay sympathisant waaw général kër la ñu def démb ca kër si te kër góor gi de fitna gu mité laa la wax ay jàmmaarloo yu tar moo taxit am na ñenn ñoo xam ne am nañu ay gaañu de ak ñoo xam ni kon teg nañ leen loxo allahu akbar la ilaha illallah dama ne la am na ci ay oto yoo xam ni kon dañu koo daal ay kër ak ay magasin yoo xam ni kon dañu koo caxat-caxatee laa la wax demal kon ca mer moo sacré kër gële Auchan ba gars yi daal nañ ko de caxat-caxatee nañ ko de siège Prodac dañu koo attaqué laa la wax këru Mahmoud Salega dañu koo attaqué caxat-caxatee ko Assane Diouf waaw moom day daa demoon jàppale Ousmane Sonko jëlee na ca ay gaañu grand bi di jàmbaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd Khalifa Sall day naqarlu nañu lii dal Ousmane Sonko laa la wax parce que waa taxawu Sénégal waaw nee nañ nguuru Macky Sall gi lée tàmm na lii mu def tàmm na ko laa la wax jëfandikoo wàllum justice bi ngir liquider ay adversaire politique loolee moo dul yoon te ñoom nag wàllum instrumentalisation justice bi la jàpp justice bi Macky Sall ak waa këram di leen ruux comme niñ ko defee woon ci dossier Khalifa Sall ak dossier Karim Wade waaw loolee bi yoon du fi amee ci dossier Ousmane Sonko mi ni laa la wax Dakar Times te Ousmane Sonko de woote na ca mbedd ma de ay ñooñu wuyu nañ ko de ma ngay résister libération yi nekkaa ne waa Pastef waaw defante ci boppam kon résister xeex la ñu taxawee de maa la ko wax parce que xooleel ma magasin wu Auchan ba nekk ca Sacré-Cœur gële ak kërug Mamour Diallo ca Louga dañ leen a taal am na ci ay oto yoo xam ne tam dañ leen a taal kër Mahmoud Salega nga ne le ak siège Prodac ak ay bis su Dakar dim dikk waaw dañ leen a caxat-caxatee kon vandaliser leen ambassade du Sénégal ba nekk ca Paris gële dañu koo toogaanu démb de dama ne la ay manifestation am na démb ci diwaanu Ziguinchor di Casamance waaw kay gars yi dugg nañ ca nag réew mi quotidien ne waaye Sonko lii ñu koy tuumal ni lé est-ce que mën na cee rëcc en tout cas waa FRAPP Guy Marius Sagna waaye Y'en a marre taxaw Sénégal waaw ñoom ñoo ñëpp ña ngay jàppale Ousmane Sonko laa la wax 24 heures yéene kaa ne ay ñooñu Ousmane Sonko day lépp la ñu yàq démb laa la wax jàkkaarloog takk der yo yéene kaa gi ne waaye yow li ñuy laajte daa bariwul sax lu ndaw la ñuy laajte mooy génnee ay preuve ne Ousmane Sonko mi la yegg na ci kaw Adji Sarr waaw kay ne da koo final wala wañ loxoom ne ko neex naqari wala menacé ko tiital ko wala bettu ko waaw kay lii la article 320 du code pénal sénégalais wax lii la ñuy laajte termine yéene kaay ne man kay maa leen di waxat mooy Adji Sarr mi lee xale bi ginnaaw raay la dëkkoon ba muy juddu neey ma bàyyam séyuñu astafurlaay kay Adji Sarr après la dem ca diwaanu Fatick la dellu soit encore fii ci ginnaaw raay tantam ji ci la ko mujjee dàq génnee ko kër ga la tax nag ba Adji Sarr moomee di tuumal Ousmane Sonko tantam dàq ko dëkkandoo yi nee nañu xale bi da ko doon joxe rek taxawaalukat la sër bu ëf la yor da koy joxe lees ko yéene kaa ne coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko moomee waaw jàpp leen ne enquête ba bouclé nañu ko de dossier ba tey lañ koy jébal kon procureur jàppaguñ kenn yóbbooguñu kenn tamit déferment assemblée bi naguñ ko waaye xam naa dootul tardé évidence yéene kaa ne ay waaye Adji Sarr yaa siiw gu bon tristement célèbre ay Adji Sarr mbundu yaa siiw gu bon critique yéene kaa ne en tout cas wàllum kaaraange yow askan wi sécurité publique day yëglu ko am na ca de alerte am na ca de maa la ko wax Le Quotidien yéene kaa ne fitna gi tasaaroo démb day mbete corona gi virus doomu jàngoro violence bi tasaaroo ci Ndakaaru Njaay jël jo waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko day bu ñu sukkandikoo ci Les Échos lem nañu Sacré-Cœur ak lépp loo xam ne kon français yoo ko moom ñoo tey ñëw ñeent fukk ak benn ci ay Pastefien lañ teg loxo daa la wax policiers itam am nañ ay blessé de waaw ay pono yoo xam ne dañ leen a daal fépp laa la wax ay oto yu bëree bëri yoo xam ne dañ leen a caxat-caxatee ataal leen Auchan Sacré-Cœur rond-point Liberté 6 kies ko Orange Money yëpp ko ne dañ leen a caxat-caxatee yàqate leen laa la wax ñoo tey Vox Populi ne
Sonko lay day wàcce nañu réew mi démb laa la wax maa la ko wax de chaos ak violence taxaw ne de seenu njiit li kenn du ko laal laa la wax diggante cité kër góor gi Sacré-Cœur VDN waaye na fa ko nay def démb doy na waar am na benn policier boo xam ne moom birig lañ ko dóor ci bopp mu wàcc kër Mame Amour Diallo ca Louga gale dañu koo daal maamam nga xam ne ëppal na téeméeri at maara day taali tuutee des bakkan ba rota waa Ziguinchor dugg nañ ca biir pecc ma nag politique yeeg acteur société civile yi day li ñuy di ci dossier Ousmane Sonko bi ne mooy nguur gi ruux justice bi rek instrumentalisation de la justice last ñi ànd ak Ousmane Sonko kay démb foo sànni mbaatu mu tak safara si kay fépp lañ ko def l'été mooy yéene kaay ne dëgg la Ndakaaru njaay jël jóob kay xale yi dañ koo wàccee démb laa la wax convocation Ousmane Sonko ca gendarmerie section de recherche waaw ay avocat day bind nañu commandant Mbeng de xamal ko carrément ne ko monsieur le commandant wàllum loi rek kii dëppee la yéene kaay gi ne gis nga lii ñuy wax naan ko violé nañ la rey criminaliser ko waaw jàpp leen ni kon góor ñëpp seen bakkan nañ ci xootu gerte laa la wax dëgg la Cerno bokkoon ci tribune yéene kaay ne nguur gi daal daa bëgg a profité ci ab occasion ngir lijjanti ay compte politique am Direct News de Ousmane Sonko day waaw waroon naa xam ne waa nguur gi duñu ko may dara te politique nag mbirum débat la débat waxtoon waaw waaye tey jile mën naa nekk ay mbirum masseuse ay sëy bu tas ay mbirum sëy ak ndoxum góor justice bi ci boppam nag moo war a wane am kilifteef yéene kaay Pape Diogaye Faye bi ne Ousmane Sonko day ci ay tànk Abdoulaye Wade la ne de lépp bi soppi parce que Sonko démb moom mbedd mi le maître de la rue tribune yéene kaay ne waaye Macky Sall mi le moom fan la jëm ak adversaire politique am yi le muy liquidé Macky Sall fan la jëm parce que nag ginnaaw ba muy yàqee kon kii di Khalifa Sall ak Karim Wade waaw jublu ci Ousmane Sonko mi le tey ji bu dee nag ñaari kaay di Khalifa Sall Karim Wade waaw seeni ñooñ dañ ñëwoon yaacaaral ba ñu yóbbu leen seeraas rey leen fees leen waaw ñooñu Ousmane Sonko day taxaweewuñ noonu de xeex bu miti ngay gis ci kanam laa la wax Khadim Dieng ci enquête yéene kaay waaw nee na Ousmane Sonko day buñ ko tëjee réew mi kenn dootu ko gouverner laa la wax réew mi ca yàlla libération yéene kaay ne waaye immeuble construction ba daanu woon ca xodd ba waaw autorisation de construire ba day kenn gisu ko entrepreneur ba yorul woon benn kayit njiital 3MD énergie déglu nañ ko mu dem ñibbiwaat ndànk te juróomi doomu aadama ñoo ca dee ba léegi ni lée coupable amu ci te xoolal ni affaire yi garaawee li xew démb tam garaaw na waaye li xew démb ak waa kër Ousmane Sonko yi ak lu mu garaaw ñoom it buñ fàtte ne ci pétrole bi lañ bokk de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek seel juróom-ñetti waxtu la gën a fës bi la jotaay xibaar mooy altinay démb ji tàngoon na lool ci diwaanu Ndakaaru ak ci yeneen diwaan yi mu mel ni kon jigañaale Ousmane Sonko ak ñafare ca Pastef ñoo wàccoon ci mbedd mi sooboon ci ak defante fant siro fasante sikkim jàppale nit bëri na ci ñu nga xam ne ni teg nañu leen loxo ñu sa jëlee ay gaañu ay bërëb yi ñu caxatee daañ ci dikkat ci bi la jotaayu xibaar addu it ci mbir Ousmane Sonko ba tey ndax nag nee nañu xel xalaatul muy wuy ji convocation bi lu dul dañu laal li malaanum kiiraayam ay avocat wam ñooy ni xamle nee na foofu rek la ñu mën a jaar bu fekkee bëgg nañu déglu kii di Ousmane Sonko dañu addu it jëmale ci réewum États-Unis ak Donald Trump jow la ko fa topp dañu koy toppee ni kon da doon yeewu ko fitna looloo sabab ñu ne kon Sénat ba yàggul dara ñoom it daañu oolu kii di Donald Trump daa du koy déglu ci yeewu fitna ga nga xam ne moom la doon jéem a def gannaaw élection yi nga xam ne sax la ñu ko daanalee Mohamed Seydou lañu say jokkool sa réewum États-Unis tàggat yaram bu ñu tolloo Pape Mante mbub lañu ci àndal fas yéene ko ndar keppeel yéene kaay xëy dëxëñ yaxee la Jean-Med Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc ci tali bi saytu dem beex dikk bi ànd ci Yacine Seck. Voici Trafic News. Papa Aliou Cissé, rebonjour, fan nga nekk? Voilà, merci beaucoup Yacine daal dinañ progressé jaar sànq rond-point Parcelles Assainies maanaam rond-point Case bi foofu lay yéex na tout autour du rond-point ça circule lentement surtout nag ñi nga xam ne nii ñoo bay ko du côté de Guédiawaye wala sax ngeen bay ko sur les deux voies de Cambérène foofu leen nank ndax ngeen progressé ginnaaw rond-point bi nag ngeen possibilité pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàll daa jëraale directement la route nationale jaaxee ko rond-point Cambérène foofu la une longue file de voiture moo leen di xaar taxi boobu la par contre croisement 22 amul jafe-jafe bu dee nag pont de l'émergence foofu la aussi xaw na pour ñi nga xam ne ñoo bay ko côté commissariat Parcelles Assainies laata rek ngeen yëg pont bi wante aussi ñi nga xam ne ñu ci pont bi tàll rek sur l'avenue Thiandoum vers rond-point Liberté 6 foofu la aussi xaar leen ko des lenteurs cette fois-ci des complications moo leen di xaar sur donc l'autoroute Seydina Limamou Laye cela concerne les véhicules en provenance du côté de la destination passerelle bu Nabi Choucair foofu la aussi xat na lool des longues files de voitures moo leen di xaar ci accès boobu la Yacine Seck. C'était Trafic News.
merci beaucoup Papa Alé Cissé ñu joxante dig daje si kanam Mame Mbaye Ndiaye ma bàyyi la nga wéyal ak xibaar gi. xanaa di fàttali ni kon yenn ci ay ponk si bi la jotaay xibaar dañu koy jukki fës kee ne ko waxtaanee ànd Cheikh El Hadji Mouhamadou Mansour Diop ak Birahim Diadji Touré ñu koy door ak niki démb si altine ji fii ci diwaanu Ndakaaru ak yeneen ci ay gox fii ci Sénégal tàngoon na lool ndax jigéñaale Ousmane Sonko yi ñoo wàccoon si mbedd mi doon sa fese seen ak mer ci tuuma yu nga xam ne teg nañu ko ci ndoddu seen ak njiit ne kon da doon jéem a sàkku benn xale bu jigéen mu mel ni kon manifestation yooyu sax dañuy faral di wax ne ay du yem ci boppi borom ndax Auchan bu Sacré-Cœur jot nañu ko caxatee makkaanu programme national des domaines agricoles it jot nañu ko caxatee yenn ci ay oto jot nañu leen lakk leeral yi ñu ànd sax Fatou Lambe Diop. dañuy jàll toj lakk bàyyi seen ginnaaw ay seen yu doy waar niki supermarché Auchan bi nga xamante ne dañu ko daal di caxatee ci bunt bi responsable ya ñoom jaaxle loolu terewul nee na duñu ci àddu fu soriwul loolu Auchan bi ñu fekk fa nag seen bu gën a doy waar bu sax daw yaram chauffeur bi moom taxeem la ñu lakk ba mu jeex tàkk. am la ma métti torop ak yaakaar ju tas kurti bu am oto di ci am yaakaar dëkk yi dem di dóor waar ñu xëy rek ne la oto bi taal nañu ko noonu paanul dara newu ci dama ko gaare woon fii pour jël ko dara newu ci mooy loolu ñun su ay xeexu Macky Sall ak Ousmane Sonko ñun yooyu suñu yoon newu ci bu fekkee li ñuy dajale war cee tëb geen ñoom ñooy wëñeeku dil lu ko yàqal léegi doon Sénégal kon amatul benn njëriñ quoi boo fi newee doole xol bu jeex jaaxle lool moom Mada Diouf ba tax sax mu naan fu ma am yaakaar fu mu mën a taxaw dinaa fa dem sama lépp la ma yàqal samay teranga la fu ñu jaar lakk nañ fa ay pneu ay oto même sax ay auto particulier ay bérébu liggéeykaay ni ki Prodac ngir rek ne dañuy daal di défendre kii di leader bu Pastef di Ousmane Sonko. responsable boobee la jàppale ne dañu ko mujjee taal wala sax caxatee na ko ba loxo nam mu fa dar gémmeñ ñu ànd seex kenn ci rakk yi Thierno Mountaga Diallo. saal bii ñu taal léegi nii bii ñu fekk ni mu tàkk nii fi laa nekkoon ba ma fi génnee tàggu sama yaay dem sama kër dem añi ba ma demee di añi ba 16h ci lan ma woo ay 16h20 lan ma woo ni ma sama sœur woo ma ni ma kër gaa ngi tàkk ma ne ko ban kër mënu ma sama kër yaay kër Mamour Diallo mi ngi tàkk xam nga ma jóge fa daw ñëw fii ba may toll fële ci jéeneen laa seen saxaar si ci kaw étage bi saxaar si di jóg ma ñëw bon fekk waa koñ bi ñoo si jàpp parce que boobu waroon sapeur ñëwagul ñu woo sapeur pendant 30 minutes ñëwuñu bon ci daan fekk waa koñ bi commencé di fay affaire yi. ñu ko taal xamuñu ñan ñoo ko taal. mi ngoog muy kër Mamour Diallo foofee sa Louga kon nag El Hadj dafa mel ni ay du yem ci boppi borom. du ci yem maa ngi lay nuyu bu baax nuyu ñi seetaan ñëpp ak équipe bi yëpp loolu moom xamoon nañu ko ni faaw yëf yi faaw mu am coow faaw mu am fitna parce que it nag li koy sabab mooy diggante accusation de viol ak convocation dinaa dem ak duma dem dañu xam ni yoon dafa am lu mu tëral muy balaa moo dem nañu yëkkati mbaanaan la kiiraayam pourquoi ñu jëkkee ci njàlbeen di fa envoyer ay forces de l'ordre parce que ñoom itam maanaam ay maintien de l'ordre lañu élément yooyu le fait waa police xëy dem fa xëy na du woon violence xëy na du woon jëli Ousmane Sonko mais pour lan c'est à cause de quoi bu ñu nee appel Ousmane Sonko bi parce que moom am na lu mu xamul mais nañ leen bàyyi ñu toog dajaloo fa ba xam dañ def manifestation wala déet ba xam fekkoonte woon lacrymogène tàkkul wala leneen amul est-ce que dina am boobu la manifestation wala déet loolu mooy question bi liberté boobu mooy état bi la ñuy interpeller directement ñu def li nga xam moom la yoon wax parce que ñoom ñooy saytu yoon li ñuy saytoo yoon mooy accusation de viol am na ubbi nañu benn enquête ñu ngi ci enquête bi jot nañ ci tegoon kenn loxo muy ki moom salle de massage bi ba bàyyiwaat ko nañ topp procédure boobu bu ñu egg assemblée nationale ñu yëkkati mbaanaalaan kiraayu Ousmane Sonko mu dem wuy ci yoon mais comme am na lu ko yiir te loolu ko yiir itam yoon la mooy yoon bi leen jox doole ñoom bu ñu fàttali ni yoon boobu noonu ñu bëgg a jalgati moo leen jox doole ba tax ñu am sañ-sañu woote parce que ñëpp dañu judd doon ay sénégalais donc bu ñu jalgatiwul yoon boobu je pense du am fitna boobu mu am mooy li tax na fi nekk nii bu amee ku leen di xelal état bi mooy ñu bañ a fekk si xale yi ci fitna boobu nga xamante ni bi gënul actuellement démb fàtte nañu coronavirus démb fàtte nañu leneen ak leneen fàtte nañu accident yi mais pour lan ci benn xale bu ñu xamul fan la dëkk accusé kenn viol da koo jar dañu def yoon bu ñu defee yoon lépp tegu ci yoon mu jeex. ni ma ko waxee El Hadj fàtte nañu démb coronavirus ndax loolu taxul woon sax takk der yi ñëw fa ndax dañuy bañ ay rassemblement. waaw yaakaar naa ni dañoo nekk ci benn régime boo xamee ni fi ñu toll nii régime bi ñetteelu régime lañ ko mën a waxee ci wàllu li ñu voté ci l'Assemblée nationale mooy fexe ba nga xamee ni ci diiru benn weer ndax yaakaar naa le 20 février la war a jeex bu dee dañ koy yokkaat ñu nekk ci li ñu naan catastrophe sanitaire.
ñu bind ay arrêté génne décret pour wane ni dañoo tere rassemblement Mambay dëj tere nañu rassemblement mariage tere nañu rassemblement ak yeneen tere nañu rassemblement manifestation sax da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël def point de presse ñu ne amuñu sañ-sañu yore nangami nit ci biir point de presse boobu loolu yëpp ñu tere ko donc man dama jàpp ni peut-être que police dafa ñëwoon taxaw pour tas benn mobilisation wala en tout cas rassemblement boo xamee ni loi bi tamit daf ko tere donc il faut que ku nekk tamit sàmmonte ak yoon police sàmmonte ak yoon waaye tamit manifestant militant ak ku mën a doon tamit sàmmonte ak yoon ndax li ñuy wax nag bu fekkee dafa am loo bëgg a faj ca yoon nga koy fajee normalement ayca ñu desandi ba tey ci mbir yu Ousmane Sonko ak yëngu-yëngal yi nga xam ne moo amoon démb waa Dakar Dem Dikk jàkkale ne kon am na fukk ak juróom ci ay bus yu nga xam ne ni dañu leen caxatee looloo sabab nag ñu jëlub dogal ne kon dem beex dikk bi dañu koy xala tegandi ci suuf ka ko xam ne moo di secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs routiers bu Dakar Dem Dikk Mbaye Diaw dañu jokkoo moom ci téléphone. masawu bu baax a baax clients yi di masawu liggéeykatu Dakar Dem Dikk yi parce que kaar yu bëri ci manifestation yi kaar yu bëri dañ leen toj ci kaar fu mu toll nii romb na fukki kaar ak juróom ñuy koy ñaawlu bu baax a baax xamal ni tamit ñu newuñu fi pour politique wala pour ànd ak ma Samba wala pour ànd ak ma Demba service public la ñuy def yóbbu askan bi moo ñu ñor moo ñu soxal donc ci loolu tamit ñuy wax état bi mu gën a aar Dakar Dem Dikk gën a aar ñuy dugg ci kaar yi gën a aar ñi nga xamante ni ñooy dawal kaar yi par mesure de sécurité clients yi dugg ci biir kaar yi ñi nga xamante ni ñoo koy liggéeyee loolu moo waral ñu suspendre gum réseau bi temporairement ba jàmm dellusiwaat ñu ngi ciy masawu clients yi. xanaa rek di fàttali ni kon ni direction bu Dakar Dem Dikk boobu la dogal dañu koy tegandi ci suuf mbiri Ousmane Sonko ni ñu leen ko waxee ci ndorteel li bu sukkandikoo ci yéenekaay bii de Le Soleil mu mel ni kon malaanum kiiraayam boobee nga xam ne dañu ko war a lalli gaañaa nga ca ndax loole ca pencum ndawi réew ma lay doon door nañu ko sax procédure d'urgence bi nga xam ne kon nee nañu lu mu yàgg sax wala lu mu gàtt juróom-ñetti fan lay doon procédure boobee nag door nañu ko te dinañu ko tàmbali ni ki tey ji si talaata ji si sàkkutee fuk jëruñ ñu dénk wàllum yoon moom moo jokkoo procureur général bu tribunal bu grande instance bu Dakar la cay topp nag moo di ab ndaje foofee ca réunion bu bureau bu assemblée nationale ba nga xam ne commission ad hoc bi moom la ñuy fës kee taxawal bu ñu ko waxtaanee ba noppi ñu doogi xool loolee nees mën a def ba lalli malaanum kiraayu Ousmane Sonko. loolee nag lu mu ci manti doon ni ki rek démb moom Ousmane Sonko waroon naa wuyu ji convocation bi dafa bañ ba tëdd ci suuf ay avocat am démb andi nañu ay leeral si lu waral mu bañ nee nañu nag mënuta wuyu lu dul moom député la te député bu ci nekk am nga malaanum kiiraay bu lalu ca kaw te loolee faw ñu dindi ko ngir mu mën a wuyu ji te moom sax bañul wuyu bu fekkee laali nañu ko maître Khoureychi Ba ñu teewlu ay kàddoom. député la Assemblée nationale samedi bi dafa jot convocation pour ñëw wuyu ci altine bi section de recherche gendarmerie nationale bi nekk Colobane boppam xam na luy député xam na luy immunité parlementaire ci discuter ñoo bokk xalaat yoon dafa am ci dëkk bi constitution li mu wax moom la règlement intérieur wax député kenn du ko entendre dans n'importe quelle condition mais le minimum mooy nga jaar ci assemblée ba mu bokk kuréel bi xool mbir mi discuter ci su d'accord mu voter résolution buy lever immunité parlementaire bi bu ko defee c'est rentré dans l'ordre d'accord nañu ci loolu parce que comprendre ngeen ñii c'était un devoir avocat war a def toujours di rappeler nit ñi nañu respecter li yoon wax. mu mel ni kon sa pencum ndawi réew ma la ñu desandi ak benn ci ay député yu nga xam ne moom li mu gis moo di Ousmane Sonko waroon naa mën a dem wuy ji nag jëm ci sàkku sax moom ci boppam ñu laal li malaanum kiiraayam bu fekkee dafa bëgg lépp lu leer moom si majorité bi la bokk Pape Diouf ñu teewlu ko. Ousmane Sonko di conseil dama ko doon wax ne bul jege foofu ndax diina nanguwu ko l'islam nanguwu ko parce que jigéen ji mel lu ko neex mu summeeku wala mu lu mu mën a sol di la maase loolu am naa yaakaar ne loolu képp kuy kilifa képp koo xamante yaa ngi woote kilifa war ngaa mën a sori man député maanaam duma bu ma accusé wala loo xam ne bëgg naa réew mi ëllëg wala ma bëgg mairie bi ëllëg ñu ne ma tooñ nga ci nangam man mii si sama bopp damay dem maay dem ne dindi leen sama kiiraay ba ma setal sama bopp c'est parce que loolu man loolu laa gëm ne loolu laa war a doxal mais ne Ousmane Sonko na ko def waxuma Samba na ko def mais man sama bopp dama accusé woon damay dem ne leen dindi leen sama kiiraay comme ça man ma dem muy jébbalu fi waaw laal li malaanum kiiraay ba élage mu mel ni kon loolu rek fu mu nekk nii moo des ni ab solution ngir ñu mën a déglu kii di Ousmane Sonko. nit ñi dañuy jaawale analyse ci wàllu xew-xew boo xam ne du am parloo ak wax li nga xalaat rek ci yow da ngaa féete fenn bu dara xewee duñ ko topp di début à la fin di ko càmbar ndànk-ndànk ci wàllu xalaat ak gëstu ak objectivité waaye wàllu parloo lay nekk
député comme député bi jàll sànq ban leçon de morale lay jox Ousmane Sonko ci wàllu waroo dem fii ñu dee maasi fii nee naa leen lu feeñ ñaaw ku nekk nga say jaar-jaar yoo xam ni bëggoo ñu génn ko ci biti lu feeñ ñaaw après feeñ bi nag ku nekk dina joxe xalaatam parce que bu leen fàtte ni bi xew-xew bi jëkkee xew ñiy wax ci wàllu diine ñu si jëkk attewoo tey bu fekkoon toon dañuy topp wàllu diine ci Sénégal bari na ñuy dagg seen bopp de kon réew mi du am 16 millions sénégalais de donc aajuwul attewoo wàllu diine parce que doxu fi donc boo bëggee taxal nit ki tax nga sukkandikoo ci diine yaa xam nga ni moment boobu la ngay def yu fu naa fekk la loolu benn la ñaareel bi ci des amu ci kenn ci ñoom député yi wax bu fekkoonte woon ni da nga nekk ci situation boobu te nag ku nekk ci géej gi fay bul reetaan ku lab amu ci kenn koo xam bu doon ñoom sénégalais xamul précipité pour simi malaanal ci raayam loolu kenn ki fi musa def wala ñaar Mamadou Seck bu mbaaw moo ko fi musa def ak Marie-Louise Tissien Mbengue ma fi Abdoulaye Wade defoon ministre de l'éducation nationale à part boobu gisaatoo kenn kuy nangu démissionné ci ay coowu falaa ay frasque et puis bu ñu fàtte ni coow lii nii frasque la ni ko si waxee sànq fait divers la moo tax autorités yi ku ciy wax na ci waxee wax boo xamante ni bii waxu dëgg lay nekk loo xam ne ëllëg kenn du la ko xeebee nañu moytandiku ci li ñuy wax de parce que néew na tey kuy wax ci Sonko di ko joxoñ baaraam te fekk na dencal nañu la frasque bu gën a pur boobu noonu donc nañu demee objectivité yoon dugg na ci yaa xayti mu laana comme yoon a ngi ci bëgg ak bañ dinañu dindi mbalaanal kiiraayam parce que accusation de viol la bu ñu ko dindee ñu topp ko ci yoon te Sonko ne bu ñu ko dindee balaa am 5 minutes mu dem wuy ji mais lu tey procédure bi ñu awale ko ci yoon comme Sénégal état de droit la alors Birahim nee nañu bu guddee ba gudd juróom-ñetti fan lay doon te gaa ñi door nañu ko laal malaanum kiraay bi waaw xam nga am na loo xamee ne Sonko wax na ko te am na ay vidéo yoo xam ne ñu ngi koy wane depuis démb yoo xam ne fii la ko defoon Sen TV ak émission ak Pape Alé Niang di xam le ni moom bu ñu ko toppee wala ñu jàpp ko loxo ci poche ci lu mu mën a doon loo xamee ni moom dafa am sañ-sañu tekki ndombal tànkam wala dindi malaanum kiraayam da koy def te du ci xaar nit wax ko donc sur ce plan là mën nañ jàpp ni moom kàddoom boo dem moom la taxawal ba léegi na ni l'essentiel mooy nangu naa wuy ji mais à une condition ay avocat bi dinañu lettre yónnee ko ki nga xam ne moom mooy procureur ak ki nga xam ne plutôt moom mooy jiite section recherche gendarmerie pour xamante ni tant que loolu tegguwuñu ko amuñu sañ-sañu mu dem wuy ji parce qu'il est quand même député yi nekk assemblée nationale seen bopp ils ont redit la même chose ndax dañuy fàttali quand même Mambay ni am na ay député yoo xam ni dindi nañu seen maanaam kiirlaay ci jamono parce que enquête moo ko laajoon bokk na ci par exemple Omar Sarr Abdoulaye Baldé Ousmane Ngom yi nga xam ne nekkoon na ministre de l'intérieur et cetera ça veut dire que c'est une procédure normale maintenant nag bu ñu àggee nag ba ci cappaandaw gi nag ci la ñuy doog a mën a wax ndegam bu ñu koy déglu nii lay demee wala nii lay demee mais procédure bi de toutes les façons foog mu topp yoonam. faw ñu topp yoonam sa Sédhiou ñi nga xam ne ñoo faral Ousmane Sonko bokk ci Pastef nee na ñu xel xalaatul ñuy bàyyi la dal Khalifa Sall dal Karim Meïssa Wade mu dal leen ndax tey la ñu gën a takku taxaw ngir nag mën a défendre ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Fatou Bintou Diédhiou moom mooy seenam njiit ñu teewlu ko. dañoo dajee fii wane suñu engagement suñu détermination waaye di wax ni tey la ñu gën a taxaw pour soutenir suñu leader le président Ousmane Sonko. maa ngi lancé appel au peuple africain à la diaspora mais à tout le monde entier di leen xamal nañu jóg tem pour bañ loolu mu am Macky Sall mënul nekk à la présidence de l'Union africaine c'est pas possible mënul diriger Union africaine bi tout en sachant que du ngi taal dëkkam parce que lii nii mu nekk di def taal dëkk bi la delloo suñu démocratie ci ginnaaw def na Karim Wade mu neex mu def Khalifa Sall mu neex waaye gis nga bi Ousmane Sonko bi nag dafa laalaake ñu ngi lancer un appel au procureur de la République parce que tey li fi xew yépp moom la neex waaye na ko leer ni ko yaboo mu reculer. dañuy wutali sa Paris foofee it jigéñaale Ousmane Sonko yi ñàkk a sopp wàcc woon nañu si mbedd ma def ak toogaanu ñaxtu seen bëgg-bëgg moo di njiitu réew président Macky Sall na bàyyi na mu singalee kii di Ousmane Sonko ñu ànd seex Pape Cheikh Fall. militant Pastef yi nekk ci Paris ñoom ñëpp doxandoo daati daje ci buntu consulat bu Sénégal bi nekk fii ci Paris ñoom ñëpp ñu ànd di yuuxandoo. forfaiture bi nga xam ne moom la Macky Sall di jàllale Sénégal mënuñu ko nangu
Sonko ne sera pas l'agneau de sacrifice de Macky Sall, ça il faut qu'il le sache. wala boog mu rey ñun toute la jeunesse avant d'y arriver. mu nekkoon nag ak jàkkaarloo gu metti di militant Ousmane Sonko yooyu ak alkaati yi nekk fii ci France lu toll si ñetti waxtu waaye kat ñoom nee nañ du yem ci bisu tey bi dinañ dellusiwaat. Macky Sall moom la bëgg liggéey te loolu duñ ko dangu te waa Sénégal ñoom lañuy lancer appel ñu fi nekk yëpp ñu mobiliser wu comme ni ñuy mobiliser fii waa diaspora bi bàyyi ñu dara ñu seet ñoom tamit dañ góorgóorlu xeex bi parce que Macky Sall loolu rek la xam. et à la résistance. bu fekkee ne militant Ousmane Sonko yooyu doon ñaxtu policiers yi français yi jotuñu say jàpp benn militant waaye ba ñuy tas ndaje ma xaw naa metti lool ci buntu consulat bu Sénégal nekk fii ci Paris. xabaar yi si mujjeeru sandi moo di am na ñaar ci ay responsable Pastef yu nga xam ne tegandi nañu leen loxo ci yooyu les manifestations Alioune Fall sa la bokk coordonnateur général bu Pastef France ak Tamsir Bathily responsable local la ñu ngi leen teg loxo sa commissariat bu police 7e arrondissement bu Paris loolee nag ka ñu fa toogal Pape Cheikh Fall dana topp boobule xibaar lépp lu ca ruusandee daal leen ko yeggee nit suñuy jotaayu xibaar xam ngeen ne la war a coow li moo di coowal massage moom jiital Pastef ne dafa demoon faju ji maanaam ci salon de massage yooyee mu mel ni kon salon yooyee sax gis nañu ni dafay gën di bari fii ci diwaanu Ndakaaru wala ci réewum Sénégal donte am na si ñu nga xam ne seen i këyit matul buñ sukkandikoo nag si njiital association bi ëmb kon ñi di yëngu ci wàllum kinésithérapeute yi ñoom nee nañu nag loolee faw mën a dakk mbir yi ku am ay këyit warees nga mën a yëngu waaye bu amul këyit na nga war leen a bàyyi seen ab métier Cheikh Seck lay wuyoo ñu teewlu ko. salon de massage amul kenn ku la mën a wax ni am na agrément pour am salon de massage bu ñu bind salon de massage en tout cas parce que ci nomenclature yi nga xam ni moom la ñu am loolu am donc mën nañ ubbi cabinet kinésithérapie mais ci biir cabinet kiné bi mën nga fa def biir massage te massage boobu sax sur pression la parce que am na ñoo xam ni boo leen massé mën na indi musiba même ci malade yooyu donc doo ko mën a def donc pour ñu mën a wax képp koo xam ne tey jii yaa ngi def loolu tey jii yaa ngi nekk en porte-à-faux yaa ngi def li ñuy wax usurpation de fonction ça veut dire képp koo xam ne tey jii yaa ngi def loolu métier li ngay def usurpation de fonction ñun nag tey am nañ benn réunion suñu association boo xam ne dañ ci waxtaan. lu mu ci manti doon élage salon de massage yi moo waral coow li te ñii di gàmm wax ñiy raas dem du benn. ñi ko jàng ak ñi ko jàngul mais gis nga tey bu ñu waxee ci salon de massage. parce que am na loo xam ne xew na ci kenn koo xamante ni bii xëy na am na lu ñu namm mais laata salon de massage ba maam waxoon nañu fi ay hôtel. singali woon nañu fi ay hôtel yoo xam ni ñu installé wu ci Sénégal normalul ñu ngi fàttaliku ay auberge ñu ngi fi fàttaliku histoire Jombas Diaw et cetera géopolitique bi ci boppam de façon globale moo salte gis nga xale bii di Adja Sarr mi nga xam moom moo sabab yëf yi boo xoolee plainte bi mu bind plainte bi mu bind jébbal ko waa gendarmerie nationale mi ngi ko bind datu le 2 bi Ousmane Sonko maase woo ci moom ba noppi. ba pare 21 heures passé na donc ci datu le 2 boobu diggante 22 heures bi Ousmane Sonko génnee ak minuit lépp mu ngi nekk ci le 2 kan moo ko bindal. plainte boobu texte yi mu utilisé ci wàllu loi xale bi ci ku am 22 ans amul niveau boobu ci wàllu jàng donc dañ ko bindal. kan moo ko bindal. Adja Sarr moom bi mu noppee bi muy déposé plainte bi le 23. nga gis ni mu ko bindee ak façon bi ñu ko bindee nga xam dafa am ci nekk ci ginnaaw c'est-à-dire que li ma bëgg wax mooy du salon de massage yi moom mooy problème bi même bu fekkee war nañu ko réglementer. mais bu ñu tuddee coowal réglementer ko tey jii la comme ni ñu fi tuddee woon coowal réglementer auberge yi te tey la gën a bëri ci Ndakaaru lépp boo ko dajalee d'emblée da ngay wax ni da ngay xam ni coowal xeexu politique la bu salte boo xamante ni bii. bis bu pënd bi wuree ana tey ñi sàkkaloon pexe Jombas Diaw ban ndam la ñu ci am xool ni mu mujj tourné waate tey ba fi mu yëg si tey. ba ñi ñu jàppoon ñoo nekk ci ginnaaw tey dugg ci biir gouvernement. avant loolu dugg nañ fi kaso bari na ay coow fi am yoo xamante ni bii gis nga rafetal ko léegi mooy li gën. émotion baaxul ak engouement dëgg rek moom mooy dëgg. gis nga liy dëgg mooy xale bi am na lu nekk ci ginnaawam. te bu ñu demee ba ci kanam daañu xam ne am na nekk ci ginnaaw parce que bu ñu testé niveau moom ci wàllu jàng amul niveau bu ko permettre mu bind plainte bi nga xam moom la bind waa section recherche amul niveau boobu ci wàllu jàng amul niveau boobu ci connaissance ci wàllu juridique donc lu nekk ci ginnaaw et puis date bi nga xam ne ci la maasé Ousmane Sonko même date
la bind plainte bi la lendemain la ko soog a déposé. ça dafa lëndëm goo xam da ngay xam ni lëf ngi ci ginnaaw. mi ngi ci biir pënd ba dana wuri. kon Birahim juróom-benn fukk ak juróom-benn rek la kinésithérapeute je pense ci Sénégal. loolu déjà je pense que am na sax benn ay concours yoo xam ne dañ koy def di la jàngal li ñuy woowee kinésithérapie parce que boo demee tey ci sport par exemple day am benn kinésithérapeute boo xamee ni liggéeyam mooy di masser joueurs yi pour ñu jëlaat seen forme et cetera et cetera. mais bu ñu xoolee mbirum li Cheikh Seck wax moom la ñu jàpp tamit ci leneen ndax am na coow diggante par exemple médecins yi nga xamee ni dañuy yore lu jëm ci pratique médecine générale pratique médecine boo xamee ni dañ ko reconnaître am ñoo xamee ni dañoo jàpp tey ni par exemple maaman yi lu ñu woowee pharmacopée traditionnelle dañoo am benn xuloo bu am seen biir wala ñii dañoo bëgg féete fii ñii féete fële ça veut dire que ci secteur boo dugg am na ñoo xamee ni dañoo jàpp ni ñoom li ñuy liggéey amul ñeneen ñoo xamee ne am nañu sañ-sañu liggéey ko te loolu je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui muy ci kinésithérapie mais dafa am distinguo bu ñu war a def entre un kinésithérapeute ak un simple masseur. ayca kon Birahim dañuy di wutali sa biti réew wax Donald Trump ma nga xam ne moom i coow daf ko topp gannaaw ba mu wàccee ba ñu ko daanee ci ay élection dafa woote woon ak fitna loole la Sénat bi ñu ne yàggatul dara dana ko déglu ñu ànd Cheikh Mohamed Seydi. Joindre aux 50 démocrates. Mais tout espoir vacillant parmi les démocrates est mort lorsque 45 des 50 républicains ont voté